cant gi ñu commencé ko ci Lia de Saint-Louis vraiment ci seen taxawaay ak ci seen jàppale je ne dirai jamais assez que bu ma ñëwee fii rek toujours Dakar bu ma nekkee di coordonner parce que ñun vraiment on fait tout le Sénégal fenn fu ne dañuy organiser ànd ak IA yi organiser mais IA Saint-Louis moom dama sawar a organiser ñoom ndax xam naa ne bu ma ñëwee macha allah du am benn fay et loolu nag c'est grâce à l'inspecteur Ndiaye et toute son équipe ñëpp ndax du moom dong mooy liggéey xëy na man moom laay jokkonteel mais ñeneen ñi nekk ñëpp ci IA bi lay liggéeyal sous la direction de l'IA ici présent monsieur Der donc maa ngi leen di sant di leen gërëm ci seen taxawaay ak ci seen organisation bu rafet ni atelier bi man waxuma ko nag participants yi ñoo ko wax ñoo ne vraiment atelier bi maakaar ni ko defee macha allah lekk yi doon lekk tout s'est bien passé donc loolu vraiment ñu ngi leen di remercier IA ci organisation bu rafet boobu di remercier aussi les IF mon collègue ici présent inspecteur Ka de Saint-Louis commune inspecteur Sarr de Saint-Louis département ak inspecteur Mbodj de Dagana ñu ngi leen di remercier ñoom ñëpp aussi ci seen collaboration ci liggéey bu rafet bi nga xam ne bii nag ànd nañ ko ñun depuis 3 jours yi di remercier aussi les formateurs vraiment man sigg naa bu baax a baax parce que quand je les choisissais peut-être man xamuma leen woon te ñu ma leen doon indi xamuñu leen woon mais bi ma leen indilee ban formé je crois que ñun ñëpp jariñu nañ tey ci formation boobu ñu am parce que bu ñu ñëwoon dañ naan waa inspection de ñu ngi fi indi waxuñu fi dara mais je crois que vraiment maa ngi leen di sant di leen gërëm ci seen taxawaay ci seen pas-pas et ni ko suma collègue Babacar lay waxee bii commencement la mais des na yu bëree bëri parce que comme ni ko Imam Diallo waxee dafa jot nag daara man doo fa war a man boppam daara dafa war a man boppam war a bañ a xaar ci ay dimbal rek loolu nag moom mooy liggéey bi nga xam ne bii moom lañ fas yéene ci projet yu mel nii. ba tey aussi ma remercier les sëriñ daara ak les membres des comités de gestion yi nga xam ne bii teew nañ fi ma sant leen seen taxawaay parce que aussi mënoon ngeen a ñëw ci atelier bi wala ñëw du ngeen déglu wala bala ngeen a ñëw 9h ou 9h passé bu midi ngeen jox yeneen soxla mais non da ngeen a ñëw jox vraiment yëf yi yitte bu baax a baax ba ñu gis seen taxawaay bu baax a baax loolu nag vraiment waruñoo bett comme ni ma ko waxee léegi bu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne xayrukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu ngeen nekk ay jàngalekati al-Qur'an vraiment bu ngeen melokaan bi day doon melokaanu bette mais du war lu ni waru leen koo mel kon ñu ngi leen di vraiment di leen sant seen ponctualité seen assuré seen teewaay ak gëdd bi ngeen jox affaire yi toog déglu bi ndax loolu aussi mooy li nga xam ne bii ñun loolu rek moo ci gitteelu fexe ba su ngeen fi ñëwee balaa ngeen a dem kenn ku ne yéen jariñ ci li nga xam ne bii moom lañ fi doon waaw beneen bi mooy ma remercier l'UNICEF du ma delluwaat ci réalisation yi def ak ñoom wax naa ko dem mais pour xamal leen UNICEF moom ak banque mondiale yëpp léeg-léeg nga dégg ndox ba dégg ñu ne dañuy yàq daara wala déedéet ñi yàq daara am na ñu fi joxewoon exemple ba tudd leen waaye koo xam ni bu bëggee defal daara day ñëw ba ministère de l'éducation nationale ne man damaa bëgg a dimbali daara ñun ñu defal suñuy projet da ko soo bëggee dimbali daara nii ngay def mu ne noonu ngeen def ànd naa ci yéen kooku du mën a yàq daara ndax bu ko bëggoon du ko jaaree ci ñoom ndax bu ko jaaree foofu vraiment lu xam ni lu dul jariñu daara du dugg ci daara kon ñu ngeen jox confiance ministère de l'éducation nationale inspection des daara bu mu xëyee suba ko ngoon ci lu jëmale daara kanam da lay nekk te daara incha allah mu yeex mu gaaw dana wees fi mu nekk dana jëm place wax naa ko léegi ne daara moderne yi ñuy defar incha allah fas yéene nañ ci ubbi 30 bi bis bu leen ubbee day doon comme école élémentaire nga xam ni xale bu fa génne day man ñetti at yoo xam ne ni dafay dañuy jàng alxuraan ba mémoriser ko su ko mënta mémoriser ñetti at yi wala mu jàng fanweeri si ñetti at yi yeneen ñaari at yi mu complété commencé def niveau CI CP C1 bu demaatee 3 ans mu complété C2 CM1 CM2 donc buy jógee ci daara élémentaire yi fekk na ni am na niveau ba CM2 niveau enseignement élémentaire
fekk na ni moom mën naa tere alxuraan fekk na jàng na ci pratique culturelle yu bëree bu ko defee nag waajur xale boobu moo koy tànnal. am na ay collèges spéciaux su ko neexee mu dem lycée Faidherbe su ko neexee mu dem CM Cheikh Mbacke fu ko neex parent bi moo koy choisir loolu mooy li nga xam ne bii mooy modernisation de l'art du dara lu dul benn nouvelle offre éducative boo xam ne nii biñ koy tabax ñun ak borom daara yi ñoo ànd su ma waxee ñun ak borom daara yi mooy association borom daara yi ñoo lëkkaloo ñu ne buñ bëggee ubbi daara ban programme lañ leen wutal ñu ne programme daara daal boo moom alxuraan rek la kon ñu ne xale bi moom duggee ci daara ñetti at yu njëkk yi alxuraan bi du bokk kenn daara day bokk donc programme boo xam ne dañ koo tër en collaboration avec les borom daara ñu waxtaan ci bu jubóo li ñu tënk nag ba am na yu bari yoo xam ne génn na fi moo tax mooy li ñuy wax projet de loi bi ñoo seen daara ñoo ko bind liggéey nañ ci at yu bëree bëri ba yóbbu ko conseil des ministres le 7 juin 2018 ba ñu kii ko foofu adopté ko au conseil des ministres léegi mu war na dem assemblée nationale pour ñu voté ko et tant que projet de loi bu voté ko gouvernement du Sénégal bu mën a def dara lu jëm ci daara parce que boo seetlee projet de loi bi su ko votee ba pare attestation yi imam dañ wax te ma leen ci ñaaxaat je crois que bu ngeen demee inspecteur Ndiaye document yi war a fuutal yëpp am nañ ko te danañ ci def ak ay wayefal aussi danañ ko ci def ba koo xam ne kii ni ñëw nga foofu boo déposé dossier bi bu soobee yàlla lu mu gën a gaaw na ñu dem inspection des daara ñu defal leen attestation parce que état du Sénégal mënul yëkkati xaalis même le président Macky Sall mën naa jël poosam joxe mais l' état du Sénégal mënut a yëkkati xaalis jox benn daara parce que lu il faut dañoo nekk ci ñox dans un pays de droit il faut assemblée nationale voté et daara war naa am subvention daara ko bëgg a ubbi li nga war a daara ko loolu mooy projet de loi bu ñu demee ba loolu tëgg ba député yi sañoo ko la bu ca demee saa ñu ne daara bu am nangam danañu subventionné comme ni ñuy subventionné école élémentaire yi donc fi toll li gën a tënk daara yi mooy projet de loi bi kon may ñaax sëriñ daara yépp kenn ku ne boo amee sa moroom sëriñ daara mu waxtaan ak moom ci projet de loi bi xam ne kon mooy lu jëmale daara kanam moom rek lañ ci jublu moo gannaaw loolu nag comme wax ji dafa gumba de trop mais il faut ñu leeral moo taxoon pour ñu conclure sant yàlla encore et ba noppi yaakaar ne ñoom wala ñi fi ñëwoon ñëpp bénéfice woon nañ ci ñetti fan yi fi nekk mais nag moi je dis toujours que bénéfice bi il faut que ça impacte sur les enfants voilà budda an yata'assara ma qumna huna fii al atfal ñun bu ngeen jàngee fi ba xam dara ba xam ñuy yare ganaar ba mën a yar ganaar ba ganaar yi jur ba xaalis bi am loolu yëpp c'est bien mais na feeñ ci xale bi naka la ñuy feeñ ci xale bi même au sëriñ daara bi fayoo sax yokk xaalis yi jàngale dana gën a sawar ci jàngale bu gën a sawar ci jàngale xale bi dana gën a xam bu ci defaree daara bi mu gën a ñoom xale bi gën a nekk ci lieu bu gën a baax xale bu nekk gën a lieu bu gën a confortable ci njàng mi loolu aussi dana tax njàngale bi gën a ñoom donc li finalité li ñuy def lépp mooy mu impacté wu ci xale bi bu ñu defee formation ba pare ñuy jàngale bu ñu ñëwee ni doon jàngale xale dina changé bu ñu yaree ganaar wala ñu defaru tool wala ñoo xam lu ñuy def ba loola génn dara génn ci loola na feeñ ci xale bi loolu mooy l' objectif final li ñu bëgg daal mooy lu mu def rek na feeñ ci xale bi parce que xale bi mooy finalité bi je crois que du ma ñëwaat ci les 100 000 francs yi leen jox xeeboon naa ko ba léegi sax damay continuer di ko xeeb mais xam nga mais nag ñu jàpp ci am na ñu ne bari na bariwul mais bi ma gisee exemple de projet bi ñoom professeur wala fii gis naa ne ndekete 111 000 rek mën nañ cee démarrer ba am ci 50 000 nga xam ni yàlla rek moo xam fu mu mën a àgg donc pour ma conclure daal maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp seen teewaay di ñaan képp ku fi ñëwoon aussi nga dellu ci jàmm di ñaan yàlla ñu dajawaat ay ndaje yu bëree bëri yoo xam ne nii vraiment daara danañ ci bénéficié woo donc daara danañ ci bénéficié woo ñun ñëpp danañ ci bénéficié woo allahumma salli ala sayyidina Muhammad nabi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. jërëjëf inspecteur ñu ngi kontaan ci waxtaan bi ci leeral yi ak ci tënk yi fan yi ñu fi daje yëpp ak waxtaan yi ñu fi def yooyu yëpp dellu si gët yi wax ni laaj centralité bi moom mooy xale bi li ñuy dajale yëpp moom mooy na xale bi véritablement mën a jariñoo ci lii nga xam ni moom moo ñu fi daj ñun daal
suuxat xale bi ci njàng ak xam-xamu àddina ak lu mu jariñoo ci diine ba mën a ëllëg doon xale bu nga xam ne bu mën a jariñ dëkk bi la moom moo ñu dajale woon te loolu moo doon wax illa yi waxtaan yi def naa ni waxaat ni ko bu baax a baax bon nag ñu jox Iya kàddu gi moom muy le mot de la fin moom moo ko yore xam naa ni bu waxee bay tëj du ñàkk mu jox kenn ci imam yi mu sànni ñu ñaan ci àjjuma ji tamit ñu joxe ñu ko duwaaw ñu mën a démarrer ma waaw xam nga duwaaw waaw foog nga njëkk moom te dina duwaaw xamal naa duwaaw loolu dinaa ci benn waaw asalaamaaleykum ñëpp maa ngi leen di nuyu seen tur ak seen sant di leen jaajëfal coono bi ngeen di nekkee ci ñetti fan yi yëpp xam ni nuyoo bi xëy na tey laa tee wax ko waaye boobu léegi maa ngi ko def te ba ñu commencé ba léegi bañ koy préparé te ba ñu bis bi ngeen di daje fii inspecteur Ndiaye di ñëw ñoo nekkoon noonu sama bureau te 7 heures du matin ba 8 heures di waxtaan ci li ngeen di toogee fii ak nuyoo xëy na jot bi moo dul bëree ak jot bi moo dul bëree sama waaw xam naa jot bi moo dul bëri ci liggéeyu bureau yi moo tax ma ni ko Ndiaye demal nga tijji mbir mi ànd ak waa inspection des daara bu ko defee day mel ni maa nga fa ndax Ndiaye moom bu fu mu taxaw rek mat na sëkk donc foo ko yónni mën na fa dem lu sedde yàlla loo ko sant dina ko def na mu rawee sax na nga ko xalaat kon Ndiaye jërëjëf kon nuyu woon naa leen dama leen nuyuwaat rek ma daal di nuyu aussi inspecteur Seck bu nga xam ne li mu wax dëgg la yàgg na fii ñëw bu ñëwee fi day mel ne këram la ñëw parce que xamante woon nañ feneen fu dul fii mu ànd ak sëñ Babacar ak def naa am na benn soxna bu ci topp sax madame Fall moo nekk neex na voilà d'accord gisuma ko woon ci premier jour bi kon ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu may nuyu sama naataango yi ma fekk fii inspecteurs yi kii sama xarit la mbayka am naa ci nag sëriñ bu mag sax bu nga xam ne bu ñaan jotee moom laay jox parce que boo ñëwee fekk fi sa sëriñ moom da nga koy jox rek ni ko ñaanal dafa ma daan ñaanal fu sore tey jege na ma dana ñaanal mbooloo mi sëñ Moutada yàgg nañ trop ay ati ngi nii donc macha allah moo ko fekkee dama gën a kontaan quoi sëñ Khalifa aussi mi ngi fi miin naa leen ñi ñëpp ñu nekkandoo di liggéey bu rafet fii ci académie Saint-Louis yéen formateurs yi aussi vraiment kontaan nañ seen teew fii parce que bu ñu demee ba gis ni liggéey bi ay at fekk ñëw fii di ko dox ak Ndiaye ba tey ñu dem di dugg si lu mel nii ba indi ay ñeneen ñu ni jàppale kon dañuy sant yàlla te xam naa ni ma déggee seen présentation di ngeen fi liggéey fii lu am solo la te gars yi wax nañ ko nee nañ kontaan nañu ci li ngeen fi def te jëlee nañ fi njëriñ ndax bu atelier bi wute na ak atelier yi fi daan am yëpp parce que atelier yi bëri ci mbirum bind bi jàng bi yooyu yëpp la mais bu demee bañ naan formation maanaam kon ñu ngi nekk en phase avec li nga xam ne moom la ñuy xaar ci système bi dafa ni éducation formation donc formation bu ñëwee mooy maanaam ñi ngi commencé di budal xale yi li nga xam ni wala nit ñi ñu am lu ñu di demee ndaw yi dootul rek jàng ñëw xam bu resté toog déedéet da ngay mën dara te mën dara boobu léegi il faut ñu commencé gis tuuti tànk yi ñu jëm ak moom miin ko ñame ko gis ci njëriñ ndax xale boo gis boo yóbbu ci atelier yi ci papaam wala yaayam muy nekk wala muy xam lu muy liggéey bu fa duggee rek bees ci xale bu ndaw bu màggee day yomb trop ci moom booy wut rek mag mu nga xam ne da nga koy indi ni ko tey ngay jàng buy demee jàng day jafe trop kon bu ñu commencé lu mel nii lu baax la yéen aussi yàlla def ngeen nekk fii dellu si waat ci réew mi di investir seen xam-xam ci lu mel nii dañ leen di sant leen gërëm li ci ëpp solo mooy li ñu fi dajee moo doon mbooloo mi fi teew ñu dimbale leen ñu am ay connaissance yi nga xam ni ci affaire mbay ci affaire lu nekk mën na am sax xam nañ parce que Sénégal kenn du ko jàngal mbay Sénégal kenn du ko jàngal napp kenn du ko jàngal lu bëri mais comme monde bi dafa tijjeeku xam-xam yi dañuy bëri te fu nekk lay génne te mën nañ ko gën a ñawal kon bu ñu toogaatee dajale nit ñi aussi mën nañ leen waxtaanal ci loolu gën leen defaraat ba nga xam ni danañ gën a mën a xam parce que leer na ma ne man mii su ma ñëwoon dinaa fekk lu nga xam ni xaw ma ko yéen tamit def naa jële ngeen fi dara moo tax ngeen kontaan loolu nag def naa lu leen lu leen soxal la parce que Ndiaye bu mu ñëwee premier jour ma ne ko Ndiaye est-ce que ñi nga woote woon ñëpp ñëw nañ mun ma xoolal benn nit a ci manqué te mujj na ñëw kon ça veut dire donc taux de présence bi 100% ça veut dire que donc c'est très important
donc sekk ngeen xam ni kon lii ngeen jël nii soxal na nit ñi te nit ñi bëgg nañ ngeen continuer ci lu mel nii kon loolu doléance la bu nga xam ne académie moo ko porté di leen ko wax bu leen teggil tey bu leen teggil ëllëg avancé leen ci loolu donc bu ñu fa jógee ngeen war a delluwaat ci seen daara yi yóbbu fa mbir mi pour kan pour ndongo daara yi ndongo daara moo ku nekk ci classe yi ñu ñëpp benn lañ xale dañ koy former dañ koy éduquer di ko former kon lii bu bokkee ci ñoom waxuma sax ne war na nekk ci tali bi wala déet war na nekk ci biti wala déet mais dina am formation bu nga xam ne ëllëg dina ko jëriñ kon bu demee ba mu gis loolu ba loolu mën a jur aussi xale bi gën a mën a yam ci daaraam tamit gën a jàng gën a mën a toppatoo dafay baax donc dañuy dolli foofu temps de présence bi ci au niveau du daara donc loolu dafay tax xale yi gën a sawar ci li ñuy def sëriñ daara bi aussi gën a diversifier li muy def c'est-à-dire diversifier je sais pas comment on dit ça en wolof en tout cas daal boo lañ wasaare ko ba nga xam ni dana mën a jàngale lii kon léegi yéen léegi ay formateur ngeen ay éducateur ngeen ay formateur ngeen ci seen biir daara loolu xale yi buñ ci màggee dafay tax Sénégal gën a mën a jëm kanam parce que dañu bëgg ñu xale yëpp fu mu mënti dem mu dem barki dem naa fu nga xam ne école gaay kii silmaxa yi ñu wax ma leen ñi seen droit la ñu jàng ñun suñu devoir la ñoom ñu jàng yàlla mooy defar wute mais waxul kenn na dem bàyyi ñeneen ñi ñun ñiy gis di tane ñu ñoo war a dimbale ñi nga xam ñoom gisuñu wala seen tànk na mel ne neneen wala neneen ñu avancé suñu avancé wul c'est notre société qui est encore en retard parce que nit bu nekk fu mu dëkk bu fexee defarul ba fa mu gox ba yëpp dëkk na xam ni nekkul en sécurité parce que bu sa kër baaxee te kër yi nekk à côté baaxul bu yàggee si yow la jëm si bu fee di bënn ndox fatoo demoo da yàppale ko ndox ma dana ñëw wala leneen dina ñëw kon donc ñëpp la ñu war a taxaw ñu jàng ñu am njëriñ si seen bopp amal njëriñ seen waajur amal njëriñ si biir réew mi kon donc c'est lii ngeen def nii lu baax la nañ ko continuer yaakaar bi ñuy dese ci ñoom ñii bu ñu delloo seen daara yi yàlla def mu antu parce que yàlla rek mooy matal yàlla na yàlla matal ñu si mbir yooyu kon léegi am na wax ba ni 100 000 francs yi d'accord 100 000 francs moom boo ko dee xayma léegi boo ko séddale woon fii kenn du doyal mais def naa gars yi tàggat nañ leen tàggat bi nga xam ne bu ngeen ko yóbbee dana am lu mu jëriñ boo kenn xeeb loolu muy jëriñ bu kenn xeeb parce que départ la bu baax boo départul doo dem oto sax buy démarrer foog mu yot amul jëg rek dem comme dañ ñëw ne joxe nañ ko départ naka ñëpp mérité mooy bu ngeen demee def leen ci li ñu leen sant comme test la ñoom bu ñu demee évaluer gis ni 100 000 francs bi kat journée la ne njàng mi dugg na affaire baa ngi avancé ki joxe woon sa war a dolli bu doolee ngeen jotaat ci ainsi de suite et ça marche et loolu moom la ñuy xaar ci yéen ñëpp ci loolu bu ñu am na ku waxu dossier wu daara yi bureau Ndiaye loolu rek moo tax mënuñ ci tijj ku fa dugg dana la wax koy jaar bu ñëpp amee dossier moo ñu gënal ndax lépp ñu encadré ko dimbale leen ñu dem parce que sinon li ñu xam ak li ñu mën duñ ko def dara dañ koy téye rek kon képp ku nga xam ne soxla nga defar affaire dossier bul jafe boo ñëwee inspection d'académie Saint-Louis danañ ko régler incha allah avec Ndiaye UCG day Ndiaye da nga ci taxaw comme que soxla nañ ko daje boobu mbooloo boobu fa taxaw ci ba nga xam ne mbooloo boobu dina mën a am n'est-ce pas li ci des mooy partenariat bi ñuy wax diggante IA wala ak ISA li ngeen def fi doy na Ndiaye doy nañ waa dëkk bi doy na waa Ndar yëpp Ndar mooy fii ba pété bu leen doyee bu soxlaawee ñu lëkkaloo pour liggéey incha allah yàlla dana ko dogal du dëgg loolu nag moom moo ñu fi boole woon ñu gën a insister rek ci ngeen xam ni li ñu liggéey nii pour lan la xaalis bi pour lan la te mbir mi yëpp bu xale yi jëriñoo réew mi avancé donc ñun ki nekk ci daara bi ak ki nekk ci école tubaab bi ak ki nekk feneen yëpp lañu boole ëmb boo teen benn mbooloo benn njaboot di taxawu pour dimbale ñëpp nga xam ne bëgg nga xale yi avancé bëgg nga Sénégal avancé loolu mooy suñu wareef te duñ ci génn tey duñ ci génn ëllëg kon ñu ngi leen di jaajëfal di leen remercier seen teewaay bi ngeen teew fii ak ni ngeen bëggee mbir mi ak ñi nga xam ne ñëw nañ fii di leen dimbale dimbal bi nag UNICEF moom daf cee jàpp parce que addi yëpp UNICEF moo ci ëpp liñ ci yëngatu inspection des daara tay wunu ci am chaque année ñu indi benn atelier wala ñaar bu déwénee ngeen indi yeneen wala des na sax ci at mi seet des na waaw dolli yeneen quoi gars yi soxla nañ ko inspecteurs yi fi teew nga xam ne samay naataangoo la ñëwoon fi di jàppale ak formateurs yëpp ñu leen di gërëm di leen sant participants yi ñu leen di gërëm mais ñi ngi aussi comme ni ngeen ko waxee remercier le proviseur du lycée technique lycée technique bu ma ko waxee mun ma yow sa bërëb la boo waxee ñu jox la mais aussi nit lu la defalee dara foog nga gërëm ko salle bi ñëpp xam nañ ñu mel te demoon ne Ndiaye fan la leen yóbbu mu wax ma mënu foofu baax na ma naa kon c'est bien du fekkee fa nu nekk baax na rek man alhamdulilah te proviseur moom loolu lay dox lu baax rek la ñuy defal te moom defe na nit ku baax
kon salle bi comme baax na alhamdulilah ñu ngi leen di sant leen ñu ngi koy sant di ko gërëm inspecteur Ndiaye moom amuñu remerciement am parce que bu loon moom vraiment dara du taxaw Ndiaye kon ñu ngi lay gërëm di la sant di ñaan yàlla mu dolli la taxawaay ak li ngay liggéey yëpp gars yi gis ko mu nekk njëriñu académie ak seen njëriñ ñoom ñëpp yow yàlla defal la ko mu nekk njëriñ ci sa bopp ak say njaboot xam nga wax moom du tey wax du jeex moo su yoon ànd ak yéen ci ñetti fan yëpp mais kon lii la yàlla dogal mu mën kaa wax ak yéen maa leen di gërëm leen sant seen teewaay di leen jaajëfal coono di leen ñaan ngeen dellu ci jàmm ak salaam ñi dëkk Ndar dellu ñi Dagana dellu bu ngeen delloo nekk lañ ci liggéey bi incha allah ñu ngi leen di suivre à distance lépp luñ ci war a xam wala la xalaat danañ leen laaj wala ñu seet si leen wala ngeen seet suñu ñu defar mbir mi yëpp mu baax yàlla na yàlla def jàmm dafa ñu suutura may ñu ndam ci li ñu song nii yooyu tamit yàlla def ngeen doole si jàmm ak salaam kon nag balaa ñuy wax ne jeex na ñu seet imaam bi fu mu nekk rek waaye man am naa imaam nag wax naa leen am naa imaam waaw bu jëlul rek ñu jox keneen waaye man sama imaam mu ngi nii aywa ñaar jël mboj non mboj jël changé joxal imam Fall mboj jël yàggal joxal imam kan kon jëlul joxal kan waaw bu jëlulee dama joxe addiye de may ko ñaanal ñu la ñu wax waxuñu nga may ñu ñaanal ñu rek mayuñu da ñuy ñaanal ñaanal aja bismillah bismillah